الله لطيف محمد شيخ التجاني الله نور لا إله إلا الله علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم. تبارك الله. نيغي لين دي نويو di dellu ziyaara mbokk yépp te di ñaan ngeen nangul ñu suñu ziyaara. xam naa jamono ju nekk rek dañuy dellu di sant yàlla ci ngëneel yi nga xamante ni moom la ñuy defal te mu mel ni bu jaam bi doon jéem a saytu wala muy jéem a estimer li nga xamante ni mooy ay ngëneel te boroomam di yàlla defal ko ko dana gis ni ay ngëneel yu dul jeex la ba tax na muy nekk farata ci jaam bi jamono ju nekk rek mu nekk ku reconnaissant envers son Seigneur te mu mel ni yàlla sax moom mbaaxam tax na mu ni jaam bi boo ma santee ma dolli la waaye farata la sant boobu jamono ju nekk ndaxte bu ko jaam bi bañee def rekk yàlla moom wax na ko ni ko itam ñi nga xamante ni mooy nit ñu ingrat ñi ñooñu bu nu ñëwee rekk mu dencal leen li nga xam ni moom mooy mbugal. moo tax mu ni la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid. kon mu mel ni wàllu sant yàlla xëy na am na ca benn formule boo xam ni jaam bi dana koy utiliser jamono ji nekk di tudd ci làmmiñam ni mi ngi sant yàlla wante cadre sant yàlla ëpp na rekk li nga xam ni moom mooy formule ba nit ka di tudd ca làmmiñam te muy na nga xam ni noonu la jaam di toog ba yàgg mu ni alhamdulillah te mooy mu wax ni sant ñeel na yàlla walla mu jekki-jekki daldi ni xamdan li rabbi mooy wax ni sant ñeel na borom bi walla mu jekki-jekki daldi tudd yàlla ci neneen façon yi nga xamante ni yépp dafay bëgg wax rekk ni moom jaam bi ni mi ngi koy sant moo xam mu wax ko ci làkk bii la moo xam mu wax ko ci làkk bële waaye li nga xamante ni dëgg-dëgg moom mooy wàllu sant ga mbir la boo xam ni boroom xikma yi yépp d'accord nañ ci ni dafa war a feeñ ci jëf yi nga xamante ni moom la jaam bi di jëf ndaxte su fekkente ni lu nit ki di wax la rekk te du ko jëfee kon wax ba du am solo lool taxoon sax yàlla wax julli yi ni leen lu tax rekk ngeen di wax yoo xamante ni daanaka du ngeen ci jëf dara yaa ayyuha alladina amanu lima taquluuna ma la tafaaluun loolu question la boo xam ni kenn ku nekk war nga ko poser sa bopp li ngay wax war na fekk jëf ba jiitu nga xam ni wax ba rekk seede lay nekk su ko defee wàllu sant yàlla kon ñu gis ni dana dellu si
ci wàllu jëf te muy jaam bi fexe ba di jëf li ko yàlla sant di te bàyyi li nga xamante ni moom la ko boroomam te di yàlla tere te mu mel ni loolu mooy la nga xamante ni sax mag mu tedd ma loolu la junjoon te di imaamu Junayd mooy ba mu waxee rek ca débat ba nga xam ni ay suyux yu bari ñu ngi ko doon amal di discuter ci wàllu sant yàlla ak na nga xamante ni noonu lañ ko war a définir mu daldi ni sant yàlla daal mooy jaam bi fexe ba li nga xamante ni moom la ko yàlla defal ci ay ngëneel yépp ndax jaam bi yàlla defal na ko ay faveur yoo xamante ni faveur yi du jeex la comme ni ñu ko waxe woon ci début bi mu fexe ba faveur yooyu rek mu bañ ko def ay source de désobéissance waaye fexe ba lenn lu nekk la nga xam ni mooy ay ngëneel te yàlla defal ko mu fexe toujours di des ci di jëfee loolu di ko jëmale ci li nga xam ni mooy li ko yàlla sant te mu mel ni fànn boobu rek nga xam ni ci wàllu jaamu yàlla ak réflexion yi nga xam ni yépp jaam bi danañu ko am daf ñuy delloosi ca la ñu bëgg waxtaane te ñu mën ko tuddee la philosophie spirituelle nga xam ni buñ ko doon bëgg tënk sax mën nañu wax ni daal mooy mbooleem jumtukaay yi nga xamante ni nit ki war na ko jël moo xam ci luy dellusi ci jëmmam la wala muy mbir moo xam ni dafay dellusi ci amam moom jaam bi wala muy dellusi ci li nga xamante ni moom mooy mën-mënam lenn lu ca nekk nit ki fexe xool la nga xamante ni moo cay wàllu yàlla te di buur bi di borom bi mu jox ko cëram waaye la nga xamante ni itam moom jaam bi moo cay wàllam mu fexe di ko taxawe waaw la nga xamante ni moom jaam bi moo ciy wàllam mu fexe di ko taxawe jamono ju nekk te loolu dañuy gis ni am na benn aaya alquran boo xam ni sax mën nañu dimbali ci ñu jéem a tënk dégg-dégg boobu ci wàllu farata ak li nga xamante ni moom mooy xaqiqa te mooy li yàlla wax ci alquran ni wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li ya'buduni mooy li yàlla wax ni bindul nit ak jinne lu dul ngir ñu di ko jaamu su ko defee nga gis ni jaam bi moom ci jëmmi boppam dafa am benn entité boo xamante ni moom moo ko constitué wala sax buñ ko doon jàngat dañuy gis ni maanaam ay entité yu bëri la yoo xamante ni dafa daje ci moom ndaxte benn bu ci nekk dafay relever wu ci dimension boo xam ni bokkul ak dimension moromam bu ñu jëloon lu mel ni jëmmu doomu aadama bi nga xam ni dafay relever wu ci domaine zahir di domaine boo xamante ni domaine shahada la loolu bokkul ak li nga xamante ni ba léegi moom mooy wàllu xolam te di relever wu ci beneen domaine boo xamante ni moo gën a xaw a sore tuuti li nga xam ni rek moom la nit ki mën a seede toujours ak bëtam loolu itam ba léegi bokkul ak li nga xamante ni moom mooy dellu si ci wàllu ruuxi doomu aadama bi te di relever wu ci domaine bi nga xamante ni domaine xayb la waaye nga gis ni yooyu yëpp ay entité la yoo xamante ni dañu daje pour constituer li ñuy tuddee jaam bi ci jëmmi boppam moo xam nit ki la moo xam jinne bi la moo xam sax beneen être la waaye yàlla bëgg jaam bi nag fexe li nga xamante ni moom moo constitué yooyu yëpp nga xam ni ci wàllu ay fonction benn bu ca nekk rek nit ki war a mën a fexe di jël la nga xamante ni moom mooy la ca yàlla moom mu di ko jox su fekkee mën nañ ko waxee noonu waaw ndaxte yàlla moom lépp waaw ba mu ne moom yàlla moom mooy boroom mbindee fi waaw comme nañ ko waxe woon rek ci début ba alhamdulillahi rabbil alamin comme yàlla moom lépp ndax mooy boroom mbindee fi
te même nit ki moom li mu nekk mbindeef leneen li ko yàlla bindal ci ay cër yëpp loolu yàlla ak moom kon nag li ñuy tuddee wàllu jaamu yàlla kon mooy nit ki fexe jël yooyu yëpp delloo ko yàlla jël yooyu yëpp delloo ko yàlla jël yooyu yëpp delloo ko yàlla te nga gis ni li imam Junayd di wax nag boo ko jàngatee ci fànn boobu da ngay gis ni moom moo cay solo ba parce que yàlla dafa bëgg jaam bi jël léppam jox ko bañ a jël yooyu ko yàlla jox yëpp te muy ay ngëneel ak ay faveur def ko loo xam ni daf koy foowe waaw mooy li ñu doon tuddee source de désobéissance te boo delloo sa aaya ba da ngay dégg muy wax ni moom yàlla naan nit ñi xëy na da ngeen yaakaar ni sax dañ leen bind rek pour ngeen ñëw fi di foo te loolu taxul afa xasibtumu annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaun kon nga gis ni yàlla bëgg na ki nga xamante ni mooy jaamam fexe dellu si ci moom yàlla maanaam fexe dellu si ci moom yàlla mooy nga fexe door jël la nga xamante ni lépp mooy la yàlla moom nga jox ko waaw loolooy d'abord pas bi ngay njëkk def pour la ñuy tuddee dellu si ci yàlla waaw ndeysaan su ko defee nga dégg sax léeg-léeg sa nitu maarifa yi di wax naan dellu leen ci yàlla balaa ñu leen di delloo waaw dellu ci yàlla balaa mu lay delloo mooy nga fexe juboo ak sa borom balaa muy ñëw rek daal di looy jël si ndaxte dana jël si ñëpp waaw moom yàlla képp koo xam ni bind na la rek jox la dund dana dem ba jamono mu indil la ñuy tuddee dee su ko defee nag su fekkul woon yow nga teel a préparer sa bopp ci rencontre boobu mën na am mu demee noo xamante ni du la gënal moo tax nit ki fexe delloo boppam ci yàlla mooy mu fexe jël la nga xamante ni lépp moom mooy la yàlla moom ci jëmm ci moom mu daal di ko koy jox teg ko ci li nga xamante ni kon moom mooy jaamu yàlla ndaxte yàlla li mu defal nit kenn xamul nu mu toll nga tey jii boo jëloon ngëneel rek mais li yàlla jox nit muy làmmiñ bi nga xamante ni moom la ñuy waxe loolu faveur la ngëneel la benn fonction la boo xamante ni jaam bi am na ko bu koy permettre mu mën di communiquer bu koy permettre même la gën a tiré mooy mu mën a tudd boromam ndaxte jaam bi ci boppam mënul am sax lu gën a rëy mu tudd boromam te yàlla jox na ko faculté boobu kon gis nga lii yàqu-yàqu bi mooy nit ki au lieu mu utiliser maanaam faculté boobu ko yàlla jox war tudd boromam mu utiliser ko nag di tudd yoo xamante ni daf koy nuire maanaam mi ngi mel na koo xamante ni dafa war a jël làmmiñam tudd yàlla sant yàlla wax yiw wax lu baax wax ngëneel mu utiliser làmmiñ boobu pour di saaga di xaste di wax lu yoonam nekkul di dugg si luñ ko dugalul di wax loo xamante ni dara du ci yiw loolu du jëfu jullit moo tax même ca xadis ba sax ngay dégg ndeysaan xadis bu am solo ba naan man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw liyasmut waaw maanaam képp koo xamante ni gëm nga yàlla gëm bis pénc na ngay wax yiw daal wala boo ko mënul nga daal di noppi waaw ndax boo waxee leneen lu dul yiw la ngay wax mi ngi lay nuyu wax yoo xamante ni ay ñaawteef la loolu dafay yàq xol dafay yàq ruux waaw dafay tilimal xol dafay tilimal ruux kon baaxul waaye le fait que nit ki nag utiliser làmmiñam di wax lu baax loolu dafay defar loolu nit ki daf ci am yiw le fait que nit ki utiliser làmmiñam di tudd yàlla ak di ko utiliser comme moyen de zikr te mooy di yëg boromam loolu dafay def ci moom waxuma la yiw waaye dafay def ci moom lumière te lumière boobu nag mooy tax nga mën a am benn la ñu mën a tuddee martaba bi mooy tax nga mën a am benn tolluwaay bi ci li nga xamante ni moom mooy sa kanam borom maanaam ñu mën la nangul sa imaan ñu mën la nangul sa gëm-gëm yàlla mën a xam ni jaam bu gëm nga ndaxte gëm yombul bari na ñu koy wax rek naan gëm-gëm waaye gëm lu jafe la te li tax muy jafe mooy parce que yàlla moo koy nangu te yàlla moom buur la mook jaam yi bokkuñu dimension kon jaam bi moom itam war na fexe ba góorgóorlu mën a présenter yàlla loo xamante ni lu ko jar la présenter yàlla loo xamante ni lu ko jar la su ko defee comme noonu yeneen faculté yi nga xamante ni yëpp itam moo ca aju yeneen fonction yi nga xamante ni yëpp itam moo ca aju jaam bi war a fexe utiliser ko noonu
bët ba muy gisee tànk ya muy doxe loxo ya muy jëfandikoo waaw leneen la ci aju yëpp xel ma muy xalaate waaw gis nga du jeex waaw ruux ba nga xamante ni moom la ko yàlla jox nga xam ni sax moom mooy le symbole de son existence waaw yooyu yëpp jaam bi war a fexe delloo ko ci yàlla te mooy di fexe di dox ci la ko yàlla def loo mu di ko def la ko yàlla tere mu di ko bàyyi kon ñu gis ni dès l'instant jaam bi xasa xam waaw wala mu xasa yëg ni moom jaam la te yàlla ko bind mooy boromam la ñooy tuddee wàllu réflexion sax philosophique waaw de manière spirituelle loolu waratul dañ ci moom waaw maanaam nit ki war nay réfléchir waaw philosophiquement wante di des ci cadre spiritualité waaw di des ci cadre spiritualité mooy maanaam la ngay réfléchir même bu fekkente ni am nga question boo cay posé question boobu fexeel wut réponse bi ci yàlla wala nga fexe wut réponse bi ci alquran te bañ ko wut rek ci benn interprétation boo xamante ni ci ay futilité lay dellu ndaxte bëri na lu ne nit ñi interprété nañ ko boo taxee boo gisee ñuy rax rek baatu philosophie kese bañ ca yam di ci dolli spirituel looloo tax ndaxte yàgg nañu dégg ci jamono ñu ni tudde ay philosophe te ñooñu dañ daan xalaat dañ daan méditer lu ne la ñuy def te bu ñu paree dañuy weddi yàlla am ci ñoo xamante ni bu ñu paree dañuy weddi yàlla am ci ñoo xam ni bu ñu paree dañu gëm yàlla waaw kon loolu am na ci waaye bu ñuy wax nag da ca toftal spirituel ba mooy dañuy fexe ni nit ki lu muy réfléchir lu mu gëstu ak question bu mu mënti poser na xam ni yàlla moom mooy ki nga xam ni mbooleem luy réponse moom yàlla moo ko yore te dimbalee na nit ñi téere bu tedd bi nga xamante ni moom ay alquranul karim ba bépp question boo xamante ni jaam mën na ko poser réponse bi mi ngi ci biir alquran xanaa kay nga bañ ko gis ak wala nga bañ a gis koo xamante ni ku ci mën a teg baaram daal di la koy wan la waaye mi ngi ci ndaxte téere bu yaatu la te itam kàddu borom bi la du kàddu rek koo xamante ni nit la du kàddu jaam kàddu yàlla la kon kàddu la boo xamante ni dafa am benn grandeur bu rëy bu ci laxas ba moo tax kàddu yàlla mu nekk loo xamante ni aussi dafay dangereux rek nit ki toog di ko interpréter nu ko neex waaw nit mën na ci am dégg-dégg boo xamante ni mën na ko justifier ci fànn boo xamante ni dana ko jural yiw waaye nag loolu tekkiwul ni rek yow loo ca xalaat rek loolu la ca yàlla jublu waaw ndaxte yàlla moom itam grandeuram dafa yaatu waaw te itim moom mooy borom bi jaam bi nag mooy jaam bi comme ñoom ñaar bokkuñu waaw bu lekk jàpp ni yow ni ngay déggee noonu la yàlla di waxe waaw bu lekk jàpp ni ngay déggee noonu la yàlla di waxe ndaxte loolu ndeysaan boo seetloo jamono sax da ngay gis ni coow yu bare ci ay werante ci wàllu diine ak yenn polémique yi loolu koy indi ndax da ngay jekki-jekki rek gis benn mbokk moo xam ni moom dafay jàpp ni xëy na mbooleem lu doon wàllu alquran daal xëy na moom la ko yàlla déggloo ba tax na lu mu dégg nit interprété ko moom lu mu comprendrewul sax mu fas yéene taxaw weddi ko weddi ko bu doon weddi bu ànd ak teggin sax ñu mën ni waaw waaye ñu bëri duñ ca yam weddi la ñuy weddi boo xamante ni du façon wu jullit ndaxte jullit dafa am façon bu muy doxalee toujours mooy di tegu ci teggin mais loolu la ñuy wax parce que dañ naan islam ni iman ni ihsaan dañ naan iman buñ ne islam après nag daal di ni ihsaan que muy kon mbooleemu xeeti teggin yoo xamante ni dana dugg xam nga interprétation bi nga xamante ni ndeysaan defe naa ci xadis boobu ñuy nettali nga xam ni jibril alayhi salaam dafa ñëw comme jëmmi doomu aadama daal di poser question yonent bi fekk mu toog ak yenn saxaaba yi mu koy laaj ci wàllu imaan ak wàllu islaam ak yu mel noonu ba mu egsi ci wàllu ihsaan mu laaj ko yonent bi daal di tontu ni maanaam dangay jaamu yàlla mel ni yaa ngi koy gis te su fekkente ni yow it gisoo yàlla yëgal ni moom yàlla mi ngi lay gis mais loolu mooy dajale mbooleem teggi ni xamuloo loolooy tax jaam bi kàddu bu muy yëkkateeti mu ci xool yàlla looloo tax jaam bi wax bu muy waxati wala jëf bu muy jëfati au lieu mu cay xool rek nit ñaa ngi koy gis du ca xool ni nit ñaa ngi koy gis day xool ni yàlla mi boromam mi ngi koy gis te ko xam yàlla xam la mu capable boo xamee ni mooy sa borom balaa ngay jëf dara daa ko ci xool kon loolu dana tax nga defaraat mbir ma ba mu gën a baax ci façon bépp boo xamante ni moom nga ko mën a defare tax mu ni abudullaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka na nga jaamu yàlla mel ni yaa ngi koy gis
waaw ndeysaan xam naa ni foofu moom boo fa egsee yenn nitu maarifa yi sax daañu def pause waaw ndax ñoom dañuy wax ni maanaam loolu sax ñoom mën nañ ci sukkandiku dëggal li nga xamante ni moom la ñuy wax ni yàlla mën nañ ko gis ndaxte dafa ni jaamul yàlla mel ni yaa ngi koy gis su fekkente ni gisoo ko itim na nga yëg ni moom mi ngi lay gisa fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka kon ñu ni kon yàlla ndekete mën nañ ko gis ndeysaan waaw te it lu am solo la waaw jaam bi bëgg gis yàlla mais kooku dafa bëgg ngëneel kooku dafa bëgg yokk ci bëgg gis yàlla daal duma ko wax ni ko mënuloo gis yàlla duma ko wax ni ko daal bul ko jéem waa ndaxte loolu pour man bëgg yokkute la waa ku toll ni yàlla nga bëgg ko gis loolu moom bëgg yokkute la waa ci fànn yépp nag waaw kon muy dégg-dégg yoo xam ni dégg-dégg yu am solo la yu nu bëggoon rek waxtaane ci maanaam partie bu njëkk boobu li nga xamante ni moom mooy dellu si wàllu philosophie spirituelle su ko defee nga xam ni dafay des rek di nekk ci wàllu fàttalante diggante jullit ak moroomu jullitam ci li nga xamante ni moom mooy lu ñu bokk ba nga xam ni itam jamono ju nekk rek dañuy ñaan yàlla mu yàgg ñu may dégg ak topp ñu koy sant wante di sant suñu sang bu tedd bi nga xamante ni mooy Mawlaay Sidil Haaji Mouhamed El Cheikh nga xam ni jamono ju nekk mbooleem luy dégg-dégg rek ci wàllu xaqiqa ak ci wàllu lumière moom moo ñu ciy dimbali ba mën ñu may benn façon xikma boo xamante ni ci la ñuy basé ba mën a xam nañuy fàttalante ci wàllu diine mën a xam nañuy fàttalante ci wàllu tariqa bi nga xam ni moom la ñu bokk te muy tariqatul xaqi di tariqa sang bu tedd bi di Mawlaaye Cheikh Ahmed ibnu Muhammad Tijani Chérif radiyallahu taala anhu su ko defee jamono ju nekk ñu leen di sant di ñaan ñu nangul ñu di ñaan suñu sang bu tedd bi jamono ju nekk mu nangul ñu suñu nekk taalibe nangul ñu suñu teggin suñu tarbiya ci barkeem ci barke sangu yu tedd yi du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke Mawlaaye Cheikhu Tijani Chérif radiyallahu taala anhu ci kàttanu yàlla assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu